asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziara ci bésu màgg bi tey di 30 novembre 2021 buñ ne 30 novembre nag suñu xel dafay dem ci 30 novembre 1865 di ñu fàttali la bataille de Pathé Badiane nga xamante ne mooy tableau bi ngeen di gis tey da ciy symboliser lu bari 30 novembre 1865 bi nga xamante ne si la Tafsir Maba Diakhou ak ñi mu àndaloon jaamaarloo woon ak tubaab bi duma tubaab bi yëkkati raaya l'islam ca kaw nekkoon le 30 novembre 1865 donc tey nag ñu ngi fi ñëw ci commémoration bi fas yéene ci ànd ak waa Tawakkal. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا وعلى غيرك لا تكلنا وعلى الإيمان والإسلام الكامل جمعا توفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة اللهم أعزنا بطاعتك ولا تضلنا بمعصيتك اللهم أمتنا على الإسلام والإيمان الكامل اللهم لا تفضحنا يوم القيامة اللهم نجنا من النار اللهم أدخلنا الجنة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي لساننا نورا وفي بصرنا نورا واجعل من خلفنا نورا ومن أمامنا نورا اللهم أعطنا نورا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله loolu li koy dëggal moo di képp koo xamante ni l'islam daf la ñor le 30 novembre 1865 yaa ngi woon fii am na ci ñu ñibbi seen kër am na ci ñoo xam ne fii lañ leen boobu muy bis bu rëy. Ali ñu lay gërëm di la sant
di nuyu mbooloo mi di gisal ci nuyu bi madame le préfet de Paoskoto di ci teg ci maam le porte-parole de la famille maam Mamadou Diop Ba nuyu imam Elimane Tandi ak Abdou Wahab Ba ñi jiite tam bi ci wàccee tey nuyu le colonel Manditor Dieye directeur des archives et du patrimoine historique jiite délégation armée bi di souhaiter ñëpp tey di nuyu les maires présents ici di souhaiter à tous la bienvenue dans cette terre sainte du rite tey képp ku fi ñëw di dal Alimane tax na jot ñu lay dalal di la souhaiter la bienvenue di ñaan vraiment li ci ñaan yëpp ci kaamil muy 18 kaamil la ci wàccee tey yal na yàlla nangu ñaan yëpp Ali ñëpp boobu wax nañ ko li nga def lu rëy la. kilifa sunu wayjur sunu maam yi tamit kilifa mbooloo mi yëpp di porte parole ci mboolem koo xam ne da ngaa jokk ci maba moo xam ci deret la moo xam ci jëflante nee na mu ngi bokk di leen nuyu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah gannaaw bu mu sant yàlla julli ci yonent bi nee ci nuyoo bi nee mu ngi jiital madame la préfet wala la préfet dégguma tubaab le préfet ah waaw di ci teg imam yi nee di ci teg imam yi nee di ci teg mbooloo mi yëpp nag nee li tax mu wax loolu nee àdduna toujours ci ñaari tànk lay taxaw benn bi yàlla mi ci kaw mooy yàlla mi ci kaw muy def de nee deful boppam di mbindeef de nee deful comme yàlla muy mbindeef waaye dàllam lay kuppati ku mel ni Macky Sall ku mel ni Macky Sall di ci teg tànkam te du méngoog moom mukk ndax Macky Sall buy ñëw buñ ne toog leen ñu toog buñ ne jóg leen ñu jóg ne yëngu-yëngu ba nag la ko yëngal moo ko ëpp doole mooy borom bi tabaraka wa taala ne kon mu ngi nuyu madame le préfet ne beneen dàll bi ñëwee na ñu kuppati ko mooy dàllu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne sunu kilifa yee toog di imaam yi ñoo ko moom ne foo leen fekk te jiitaloo leen ci nuyoo bi ne wàcc nga aw yoon ne kat mu ngi nuyu mbooloo mi yëpp ne di ci jiital colonel ne colonel kat defoo li mu la waxoon da ko waxoon ne booy ñëwati fii da ngay wut sa mbubbum wolof nga nëbbu ko sooy def intervention nga sol ko parce que yow duul militaire rek moo la fi indi ndax da nga bokk ci mbir waaye kon nag nee na mu ngi lay jox wàccuwaay wi nga moom nee famille yi fi toog nee manut leen a lim nee macha allah nee am na ñoo xam ne sax ci la ñu bokk te tuddunu leen. man ko tuddee l'art de la guerre et les savoir-faire traditionnels mooy lépp lu jëm ci xare mais ñun africain fii Afrique sowu jant nan lañ doon def bay xare suñu biir wante bi fi tubaab bi ñëw nañ leen doon defanteeg ñoom ci suba maa ngi expliqué monsieur le maire ma ni que benn bi bokk ci caractéristique gu Maba mooy tubaab bi dafa daan def saa yuy dem campagne fenn day génne benn këyit mu ni boor boobu yëpp bu fa kenn jaay ngànnaay bu fa kenn jaay puutu bu fa kenn jaay bal bu ko defee moom buy ñëw day ànd ak ngànnaay yu bëri mën a am lu ñu tuddee ascendance logistique ascendance militaire bu ko defee rapport de force li ñuy tuddee rapport de force bu ñaari équipe taxawee kan moo ëpp doole ki ëppale ngànnaay moo daan ëpp doole
wante keroog yàggul dara bindal naa monsieur le président de la république benn arme bu ndaw bu ma ko jox maa ngi ci bindal que résilience collective ndax ñu ngi wax résilience ci Covid ñu ngi wax résilience ci leneen mais résilience collective amoon na fii ndax moo daan tax tubaab bi xañ nañu ngànnaay ñu créer industrie armement ndax ñaara amoon benn bi moo doon dem gàmb nit ñu dem ci anglais ba wuti ko mooy li fi am na ku fi sunu mbokk Gàmbi bi liñ daan jël di def ci ndiiraan bi denc beneen bi moo doon defaral sunu bopp fii te loolu bokk na ci li muy bind moo tax famille seen boobu bëgg naa ko gis ndax soxla naa leen. man mi soxla naa leen. waaw. baax a baax. waaw ñooñu soxla naa leen ndax li may bind daf ci bokk pour wane ñun li ñuy jàngal suñu école officier yi ñun ñuy jàngal Napoléon ñun ñuy jàngal yeneen i téere yi ñu ko jàngal te man li may bind dama bëgg bu ñu paree loolu ñu wane ni it bala ñuy jéggaani fale ñun am nañ ko fii te loolu ñun suñuy officier war nañ koo jàng ndax ñenn ñi dañuy faral di wax naan l'armée sénégalaise est héritière de l'armée coloniale mooy armée Sénégal ci armée coloniale la jóge mu ni déedéet day naan dafa jóge ci armée coloniale ak ci armée traditionnelle ndax man chef de guerre bu may dem di ànd ak samay ñooñ ay doomu jàmbur lañ may dénk du ma génn sama kër te ñaanuma ñaanal leen du ma génn ci camp bi te suñu histoire suñuy victoire suñ ci jàngul mënuñu am honneur mënuñu am dignité comme liy wax militaire luy tax da ngay wax géwél jël micro di tagg nit da ko bëgg a jox jom di ko yokk jom donc fii dañ fi war a gëstu jom di fi war a am jom. Le président Macky Sall du dégg na suñu wax tey assemblée avant nga may wax Jéema Ndiaye on a notre camarade Abdoul Aziz Diop qui a fait un plaidoyer wax ci affaire site historique yi dañu fekk ne comme li ñuy wax rek ci élection la ñu jëm mais ñun suñu programme yépp tey suñu paree yàlla may ñi li ñu bëgg incha allah lii suñu programme la muy Tawakaltu Kër Set dinañ fa def mémorial dinañ fa def musée nit ñi parce que li fi Pape Diagne wax ko fi ñu bëri teew nañ te xamuñ ko fii dinañ fi def comme ni mu ko waxee le proviseur Thiam stèle bi nga wax dinañ ko fi def dinañ fi def yeneen ak yeneen lu mel ni Ndramé Ndimb comme suñu papa ni mu ko waxee Pa Mamour loolu aussi dinañ fa parce que góor ñu baax ñu bëri soo génnee Nioro ci Sénégal dara du fi des donc site yooyu dinañ ko valoriser réactualiser ko nga dem Taïba Niassène nga dem Darou Salaam nga dem Kabakoto c'est la même chose. tey li am solo ñu wax ko suñuy cité rek Lat Dior Alboury ak ñooñ mais dafa amoon ñu àndal y avait Demba War Sall y avait le soldat inconnu bu ñu xamul ñooñu ñoo tax victoire am fii te seeni maam kenn xamu leen seeni maam kenn tu leen tudd ñooñu doon ànd te bëri nañu ay junneeg junney tax donc loolu su amee sénégalais bu ne dafa war a fier sur ce site parce que nit ki soo fierul fi nga jógee mënuloo fier ci fi nga jëm te Sénégal wax nañ ko fi jikko yi yàqu nañ xale yi yàqu nañ amatuñ koo wax mu ne la patriote mais patriote da nga koy xam d'abord être patriote c'est être partie d'un acte soo xamul fi nga jógee mënoo nekk patriote suñu toppee suñu mag ñooñ li ñu def tey jom dina dellu si dignité di ñu dellu si te olof moo ne di wax population Nioro du Rip particulièrement population Paoskoto ñun vraiment dañuy rafetlu bu baax bis bi di rafetlu initiative bu maire Paoskoto ndaxte comme niñ ko ñëpp waxee rek initiative bi mu jël tax na ñu gën a delluwaat suñu xel ci histoire xam aussi importance xare bi nga xamante ne moo amee woon fii nii ci Pathé Badiane donc monsieur le maire avec le comité d'organisation ñu ngi rafetlu bu baax li nga xamante ne moom mooy seen taxawaay li nga xamante ne rek moo taxoon sax ma bëgg a baamtu tuuti li ma wax ni ci wolof lu gàtt rek la mooy dañoo xam ne victoire bi nga xamante ne Maba Diakhou Ba donc amoon na ko fii ak troupe yi mu àndaloon ci force française yi créativité moo ko mayoon courage moo ko mayoon mais aussi vraiment xam-xam
kon nag di wax ne courage boobu ak créativité boobu noonu ndax su ma nee créativité tey jii am man je suis pas historienne mais am na ñoo xamante ne xam nañ histoire ay historien lañ xam leen nañ bu baax li nga xamante ne moom mooy stratégie bi taxoon tey jii musulmans yi gagné woon en tout cas li nga xamante ne mooy les forces françaises te stratégie yooyu noonu bëri nañ bokk na ci mel ni lu mel ni solo loon garab yi ay yére ak yeneen donc loolu créativité la innovation la donc ci loolu tey jii la population bi war a sukkandiku am courage am créativité vraiment di innover pour mën a relever donc le défi yi nga xamante ne moo ñuy xaar ci wàllu développement surtout la jeunesse dama ne kon nag Almami Maba Diakhou Ba ak troupe yi mu àndaloon yëpp war nañ seet. joxe la muy joxe ñu def benn accord ne saa yu ñu demee ba jamono métti sama njaboot dinañu ñëw fii ci Gambie bu ñëwee yow tubaab bi dama bëgg nga garanti ne danga leen laaj tubaab bi bind accord signé ñu def ko ñaari pacte benn bi ñu jox ko Maba moom la ñawaloon seer matti mu nekk téere dënnam otakera bi seer jógee Bantanding ba ñu ak tundu Gambie kere la ko góor gi Mama Gawlo Birane Sène ak ñamu àndaloon ñoom Gumba Gueye ñoom dañu poñe seer matti ne ko taxawal yow amatoo benn fitna am nga doole dañu la war a boot Gambie lay boot mu werante ak ñoom ñu dagg téere bi ubbi ko génnee gis pacte bi nga xam ne signé na ko moom Maba Diakhou ak tubaabu àngal mu teer ci Albadar ñu yeb ko ci gaal wàcce Banjul jox ko ci côté palais mu dëkk ci appartement boo xam ne buura ko moom looloo ñu yóbbu Gambie kon waa Gambie ngoo may wax nag ne ci lu gàtt ñaari yëf dimension mystique am Maamu Ndëri la ko joxoon mu dem Banjul liggéey turu yàlla wa am xabool jënd fa arme ñu di ko jaay mu di ko def ci saaku dugub yi di ko wàccee pësi xur fii ñuy gas jël ngeeraan ci suuf teg ci arme yi tegaat ngeeraan suul pour bu kenn yëg seen dee ba arme ya mat juróom fukki dibi ci la départ ak guerre bi mu départ ba gagné Pathé Badiane waaye dimension mystique boobu mu nga mottali ko ci kanam Cheikh Omarul Fuuti Taal ndax Kabakoto fa la ñu nasee li ñu nas ba li xew tey xew damay wax ne Sénégal bu ñu amul woon Tafsir Maba ak ñi mu àndaloon amuñu Cheikh Omarul Fuuti konoon ñun lu nuy doon mooy li Serigne Mbaye Thiam wax Serigne Mbaye Thiam waxoon léegi kenn xamut lu ñuy doon yi ëllëg kon mu àndoon ak ay jàmbaar nag fàkk tëdd ba ñu daanu ànd ak moom yeyoon nañ nag lu ëpp lii waaye nag loo gis ci benn lay commencé monsieur le maire ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay jaajëfal waaye yow ku ñu war a décorer nga ndax lu kenn mësul tudd kenn mësu ko xalaat moom la initié taxawal ko ba lii xew tey ñu dajee fi te lii mooy juri ëllëg lépp lu fi xew bu boobaa grâce à yow xëccoo ba nag ci kanam ñu dénk mag ñi rek mu dénk la yàlla nga yóbbu ndam la incha allah ñu dénk mag ñi di tëdd ñu dénk la yàlla nga yóbbu ndam la incha allah yal nañ ci ànd ak jàmm li ñuy daanelee nag lu gàtt la ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel ci li xew di wax ne nag l'islam dafa am ay valeurs yu ci nekk bokkoon na ca valeurs ya mooy ngay bañ ba dee bokkoon na ca valeur yi mooy ngay bañ ba dee Maba daf doon xeex moo tax bésu tey bi wax naa ne ñetti histoire wala ñeent fi daje benn histoire bi mooy l'islam beneen histoire bi mooy ndam li humanitaire am wala ndam li nit ku ñuul am nègre am muy li ñuy ooyee freedom fighter bi Maba nekkoon pour libérer ñi nga xam ne ñooy doomam yi nekk ci réew mi beneen ndam li ci topp mooy ndamal Lat Joor waaye ñeenteeli histoire bi mooy li histoire di bind te kenn bëggul ko nettali mooy gàcce gi fi tubaabu français amee te ñeneen daaneel ñu nit gënoon a xeeb ñu nit ñu ñuul ñi ñu suufee loolu leen tey seen loxo tegu na ci seen kaw loxo tegu ci seen kaw bopp kon gàcce naa la ma waa Pathé Badiane wassalaamu aleykum